jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru dikk bëccëg beeg ponk yi ca gën a fës rek bokk ci ndaje mu yaatu ma nga xamante ne jamono ji ña ngi koy amal ca centre international bu Abdou Diouf nekk ca Diamniadio ñu war a waxtaane nag li nga xamante ni moom mooy pétrole beeg gaz ba la ca war a kon jugee ci wàllug koppar ak lu mu ci mën a doon ñu ne nag nu ñuy fexee rek ba réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ko sekk ku nekk nag am nag loo ci am mu nekk nag loo xamante ne nii yorin bu jaar yoon lay doon. njiitu réew mi Macky Sall ma nga ca moom yëpp ndaje mu yëkk fa sax ay kaddu bokk na nag ci xam li nga xamante ne nii moom moo am ci pétrole ak gaz ak fu nu ko tudd njeexital li nga xamante ne léeg-léeg da koy am ci wàllu ko fitna mu ne loolu yëpp nag xam na ko waaye dana def kéemtalaay kàttanam ca diwaanu Ndar jamono ji ñoom nappkat ya féetee foofee nag ña ngay sàkku rek ci pétrole ba ak gaz ba daal lépp loo xamante ne nag kon da coy daal di jógee la ci am nag ni retombé ay njeexital buñ ko mënee tënkee noonu ñoom nag bëgg nañu ca jariñu ndax lu toll ci ñeent fukki milliards ak juróom fukk kon ci mètre cube bi ñu ngi koy xaar ca gaz ba foofee ñu ne nag lépp rek bëgg nañu mu jaar yoon waaye nag la leen metti mooy waxtaan wi nga xamante ne kenn boolewu leen te ñoom ñooñee di acteurs yi njiitu réew mi Macky Sall nag addu ca leneen ni kii démb la mu ne ab plan boo xamante ne jëm na rek ci gën a taxawu waaye laago yi ndax léeg-léeg dañuy seetlu ni dañ leen di faral di fitnaal waaye nag laaj bi samp mooy ndax loolee dana sotti am déet ndax am na loo xamante ne amoon na fi lu ci mel ni loi d'orientation ci atum 2012 te loi boobee kenn mënu koo jëfee ndax bu ñu fi indee leneen dit dana sotti daañu waxee te jaaykat yi féetee ca marché bu Gueule Tapée ñoom mere nañu lool mairie ba tax na sax nangootuñu fay ndax nee ñu juróom-ñaari weer toog nañu ko amuñu courant maire ba nag ne moo xam lu tax mu dagg courant ba ndax dañu faane di sàcc courant ca marché boobee Modou Diagne Fada bu LDR yeesal gannaaw nag gise bi nga xamante ni gise na ko ak njiitu réew mi Macky Sall la mu xamle nag soriwu ci moom moomee di Modou Diagne Fada ndax day ànd moom ak déet askan wi bëgg nañoo xam waaye lu mu ci mën a daan daal dafa mel ni seen i gis-gis kon daal dinay rek doon benn tàggat yaram daan ci àddut ak sunu gaynde yi nga xamante ne nag tey jii la ñu fas yéene rek dem fële ca Russie boori ngoon lay doon nag équipe nationale ba bàyyi ko ca Moscou war a nag teere ji ca camp bu Kaluga daañu leen indil groupe F bi tey ji toftal ci xët yu njëkk yéenekaay bu ngeen taaxaloo ñu faram fàcce xibaar yi. dal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak ndaje mu yaatu ma nga xamante ne nag ma ngay am ca centre international conférence bu Diamniadio bu Abdou Diouf ba nekk ca Diamniadio ñu war a waxtaane nag pétrole beeg gaz ba la cay sokki kook nag nañuy fexe rek ba yorin wi daal lépp jaar yoon Mame Birame Diouf mi ngi ci buumu jokkoo bi Mame Birame maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant Fatou Kiné. ma ngoog Mame Birame ni ma ko waxee rek njiitu réew mi Macky Sall nag woo rek société civile ñenn nag ci waay politique yi ngir ñu waxtaanee pétrole bi ak gaz bi loolu ci mën a tënkal. jërëjëf soxna Fatou Kiné waxtaan ni kon gis nga doon na depuis ci suba ak léegi doon na waxtaan boo xam ne nii mbooloo mu takku ñëw na fii ci Diamniadio teewee ko ndax it boo xoolee solo bi mooy mboolem bànqaas ci biir réew mi fekkee ko waxtaan xool askan wi naka la mën a jëriñoo ci la nga xam ni ñu ngi koy xaar tey ji ci pétrole ak gaz xaaree ko atum 2021 atum 2022 ni ñu ko waxee nag kon dialogue national maanaam concertation nationale mboolem bànqaas yi moo xam kilifa diine yi moo xam société civile bi waaye politique yi ak it ñëpp koo xam ne rek wala ci mën a dugal seen loxo joxe seen xalaat ndax it mbir mi diisoo la comme ni ko président Macky Sall waxee moom mi nga xam moo jiite liggéey yi waaye diñ fi demeeku xëy na sax ñenn ñi du leen bett soxna Fatou Kiné ndax it opposition bi bu ñu nekk opposition bi nag daf ci am ñoo xam ne nii dañ cee fës mooy ñi nga xam ne nii mooy opposition significative ni ñu koy faral di waxee ñooñu nag ñëwuñ ci ndaje bi mel ni ko daal bëgguñ ci bokk mbala boolewuñ seen bopp mbala bëgguñu fekk fii ci président Macky Sall loxo xam leen tàllal ngir ñu teewee ko loolee nag nga xam ni mooy professeur Malick Ndiaye yëkkati na fi kàddu moom ñaawlu na ko ndax dafa jàpp ni lu ni mel buñ koy waxtaanee jaadu na opposition boobee fekkee ko ndax xalaatam bu ko joxee lu am solo la ngir ñu mën ko jël en compte te sax bu dee waxtaan yi du tey rek day weesu ëllëg kon dina baax ci moom ak keneen war ci dox tànk jàmm wax ak ñooñu ba nga xam ni dañ mën a dégg seen xalaat kon fi aju daal ci lépp loo xam ni waaw. ñu ngi doon wax ne également ñenn ci kujje politique lu ci ëpp sax. waaw soxna Fatou. ma ngoog Mame Birame. waaw maa ngi lay dégg. waaw ma ngoog ñu ngi doon wax ndax sax ne ñenn ci kujje politique yi ñu ci ëpp sax ñoom dañoo daal di rek gedd woote googu nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall woote na ko. moom laa doon wax léegi nii que ñooñu nga xam ñooy opposition significative ñu ngi koy waxee teewul ci professeur Malick Ndiaye am na ñu ci tudd sax ku ci mel ni Abdoul Mbaye ku ci mel ni Thierno
Kontas mu ngi na jano am sam nga xam ne moom it ñu ngi ko doon xaar fii ci waaye ñëwul ak it ci mel ni waa PDS ñoo ni jotuñ ci ñëw waa Front Patriotique pour la défense de la République yëpp jotuñ ñëw waaye moom professeur Malick Ndiaye ñaawlu na ko président nag li mu xam le mooy que ni waxtaan bi du waxtaanu ci diggante way politique waxtaan la boo xam ne nii mbooleem bànqaas réew mi ñëpp la soxal kon buñ jël mbiri ba ko wàllu mbirum politisation ak yu di mel kon daal moom teewul nee na ku ñëwul fii it waxul waaye mën na ko bind booy bind nag nee na moom nga koy jébal moom président de la république kon it ku jébal nga xam tey ñëwul bu ëllëgee bu ñu bind nañ xam ne daal moom la ñuy bind kon moom la ñuy jébal wax ji waaye li ci am solo rek mooy dooleem xalaat dinañ ko boole faat ci ne waxtaanee ko diisoo ko ngir li nga xam ne tey mooy tukkee ci pétrole et gaz bi doon loo xam ne askan bi dina ci mën a jëriñoo ci biir waree. ñu koy jaajëflu bu baax Mame Birame Diouf nekk foofee ca Diamniadio ni ñu ko waxee ak ndaje mi nga xamante ne nag njiitu réew mi Macky Sall woote na ko woo ci société civile woo ci kujje politique gi ñu war a waxtaanee ci pétrole beeg gaz bi Chérif Dia moom it mi ngi ci buumu jokkoo bi Chérif Dia nuyu naa la yow it. Fatou Kiné ni nga ko waxee noonu la ñu ngi fii ci Diamniadio ci waxtaan yi nga xamante ni mi ngi jëm rek ci nee say def ngir séddale koppar yi nga xamante ni moom mooy jóge ci pétrole beeg gaz bi nga xamante ni Sénégal mi ngi yaakaar jot ci fii ak atum 2022 ñu jàpp ni ci at moom sax la baril bu njëkk di génn fii ci Sénégal loolu tax moom président de la République daal di wax rek solos bi ndaje. lu bees lu feeñ la lu ñëpp moom la ndax constitution bi ma proposé woon ci atum 2016 mooy wane ne. lépp lu am ci suuf si moomeelu askan wi la kon askan wi war na ko waxtaanee donte président de la république yoon may na ko mu joxe xalaat ak joxe politique bi ñuy doxal kon waxtaan wi dañ leen di jébbal suñu xalaat ñun ci ni mu war a demee waaye dinañ taataan itam ci kuréel yi fi teew. ginnaaw loolu moom président de la république dellusi na it ci li nga xamante ni moom la ñuy séddale koppar yi nga xamante ni moom mooy jóge ci loolu ñu ngi nar a amal sax benn projet de loi d'orientation jëm ci ni ñuy séddale lu ni mel moom président ne balaa session octobre bi ci assemblée nationale bëgg na rek ñu daal di xalaat boobee projet de loi yóbbu ko ngir député yi mën ko voté ñu nar ko séddale ci ñetti pàcc. loi bi nga xam ne moom la Mamadou Fall Kane wax léegi te ñu ne dañu bëgg la ñuy am ñu xaaj ko ñetti xaaj. xaaj bu njëkk bi muy premier tiers bi ci li nga xam ne bokkul ak taxes yi kooku dañ ko bëgg a def mu jëm ci ëllëgu Sénégal ndax ñun ñi dañ fi ñëw dem yàlla na yéex waaye Sénégal day continuer di dox ndaw ñi nga xam ne ñoo ñëw ëllëg te seen réew amoon pétrole xëy na bu ñuy yegg ci pétrole dootul am war nañu am seen wàll ci li fi feeñoon wàll googu nag mooy investissement bi war nañ leen defaral réew mu ñu tabax boo xam ne am na ay bërëbu fajukaay yu baax am na ay yoon yu baax am na maanaam xarala yu baax ba nga xam ne ñoom ëllëg ak aussi koom boo xam ne daañu ko denc du lu ñuy fooyee muy li ñuy wax fonds de génération future kooku benn pàcc la ci ñetti xaaj yi nga xam ne revenu non yi nga xam ne bokkul ak taxe non fiscale noonu lañ ko fas yéene xaajee yeneen ñaari xaaj yi des ci revenu yooyu ñu ngi koy ñu dinañ ci dindi maanaam 5% téeméer bu ne juróomi poñ loolu dañ koy def fonds de stabilisation boo xam ne léeg-léeg pétrole bi yéeg wala crise am su boobaa la ñuy teg danañ ci mën tibb dafa mel ni rek la ngay denc su jamono méttee nga dem tibb ba weesu jamono jooju loolu mooy 5% fonds d'épargne boo xam ne dañ koy téye di ko denc du ñu ko laal nag lu dul situation bu jafe am crise choc pétrolier am wala réew mi am jafe-jafe boo xam ne ñëpp dinañ ci teg seen bët te lépp it dañ koy teg ci ay loi de finance lenn duñ ko def lu dul loo xam ne aussi dana leer ci kanamu askan wi li ci des nag si ñaari pàcc yi des muy 2/3 yi des kooku moom la ñuy yóbbu je pense def ko ci budget bi. ñuy fàttali ne nag daje mi kon mbiram séddale revenu kese la jëm ci pétrole ak gaz wante nag lépp lu jëm ci mbiram contrat ak yu ni mel loolu waxtaanee nu ko fii mu mel nag ñi fi teew bari nañ ñu gis ko nii am na ci ñoo xamante ñi ngi bokk ci société civile ñii ci gouvernement bi ak yeneen ni ko lële ki kilifa diine yoo xamante ni teew nañ fi xëy na opposition di significative rek lañ fi gisul ñoom ñi nga xamante dañ ne boycotté na ndaje mi nga xamante ni kon mi ngi wéy fii ci Diamniadio président de la république ci kàddoom nee na li dal yenn réew yi la bañ mu dal Sénégal maanaam rek ay fitna ak yu ni mel pétrole ak gaz jur ko looloo tax mu bëgg rek ñu daal di amal ndaje mi mu jàpp ne lii sax musul am cim réew.
jaajëfal ko Chérif Dia ñu doon jàkkaarloog moom foofee ca biir salle ba nga xamante ne fa la ñuy amal ndaje moomu ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall. ci ndaje moomu sax bu ñu ci desee wax nag la nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee muy pétrole ba gaz ba la ca war a soqi ko njariñ la askanu Ndar ñoom bëgg nañu caa jariñu bu boobaa ndax nee ñu lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki ci milliards ñu ngi koy xaar ci mètre cube bu jëm ci wàllu gaz bi ak wàllu pétrole bi ñoom nappkat yi nag nee nañ daal bu leen ca kenn ëppale rawatina ak askan wa nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo ca Guet Ndar Santhiaba jàpp goxu Mbàcc dañu ci ànd ak Ousseynou Diop. Sénégal sumba waxtaan jëm ci wàllu lii di gaz bi ak pétrole bi fii ci Ndar ñu gis fii lu jëm ci wàllu gaz bi ñu war ko exploité nag ci atum 2022 war a tàmbali liggéey yi ci atum 2019 lu toll ci 450 milliards de mètres cubes ñu war ko fi génne ci teen yi ci ndaje bi ñuy amal nag nappkat yi nekk ci Ndar joxe ci seeni xalaat. kon ñun daje boobu jàpp nañ ni ñun lañ ko defal même suñu soo woowul jàpp nañ ni ñun ñu lañ ko defal ndax ñun ñu nga xam ne ñoo siy loru ñun kese ñun rek mool yi ñoo siy loru keneen loru aussi. comme ñun mool yi ñun ñoo siy loru ndax ñun la doon suñu tool dañu bëgg gouvernement bi seet moom lan la waraloo ak ñun lan la ñu war a jox loolu tax. ñoom mool yi nag gis nañu ni état bi ña mu yóbbu ci ndaje bi da ko war di xoolaat ndaxte ñu ci bare xamuñu li war ci wàllu pétrole bi. waaw man de li ma xam moo di yëguma tiinuma mën naa am nag lu yëkk mais am na ñoo xamante ni réunion yu mel nii bu amee comme dafa am importance nu wax ñu ko war wax ndax mën naa am ñu fa dem mais maîtriser wuñu problème bi. donc comme li tubaab di wax du nekk ay faire valoir bu ñu waxee ni lu waa Gendar nu ko fa. fii ci diwaanu Gendar hydrobase ak goxu Mbàcc nappkat yi nga xamante ni daje nañu ak ñoom bañunu ku rot ci teen yi nga xamante ni pétrole wala gaz dafay jóge waaye nag ñu ngay xupp nguur gi ngir mën ci gis seen i bopp. donc nun mool yi dana am gaañ-gaañ boo xamante ni mi ngi nu koy def mais est-ce que daan nu jox ndàmpañ bi si war normalement bu ñu demee ba di exploiter ndax léegi xëy na ñu ngi préparé ñu ngi teg kuréel yi nga xamante ni nooy gérer pétrole bi ëllëg mais lu ñuy ñaan. moo di en tout cas pêcheurs Gendar yi ak yu Ndar yi ñu xamante ni nooy majorité bi nu gis ci seen bopp waaw nu bañ ko def séddale bukki. loolu nag tax ñenn ci ñoom di am njàqare ci ëllëgu napp gi. kon mën nañ ni képp koo xam ne doon nga napp su fekkoon ni doon nga am 10 000 francs léegi mën nga séenu ni 5 000 francs rek nga mën ci am mënatoo am 10 000 francs. lu ci mënta am waxtaan mi ngi am ci wàllu pétrole bee gaz bi ci Ndar géej nag li leen gën a soxal jamono jile mooy licence de pêche yi waaye nag dàqunu ñu root seeni wax yi ñuy xamle nag nii wàllu pétrole bi lu mu néew dina am ay jafe-jafe yu mu leen jural. ñu koy jaajëfal bu baax Ousseynou Diop njiitu réew mi Macky Sall nag démb wax na rek ne daañu amal nag ab plan spécial bu bees la tax a jug boobee plan rek mooy nag gën a taxaw waaye laago yi ndax léeg-léeg ñuy gis ni ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar am na ci sax ab nataal boo xamante ne nii ma nga doon wane kon waa ASP kenn ca ñoom nag doon fitnaal ab waay laago loolu nag daanaka waroon rek li nga xamante ne nii moom mooy xarala yi loolu tax nag mu ne faaw ñu jël ci matuwaay ndax loolu dina sotti ndax bu ñu seetloo loi d'orientation bi nga xamante ne nii defoon na ko ci atum 2012 te ba nëga ni kenn jëfewu ko kon ndax beneen plan dana daal di safee Papa Abdoulaye Dera. ndax président Macky Sall xolam la topp bañ a topp xelam ci mbirum ASP bi def naka sudul noonu waaye laago bi ñëpp gis ci vidéo du ñu ne déet bu ñu gisee dogal gi mu jël créé waat plan spécial de lutte contre la maltraitance des personnes handicapées mu siiwal ko ci conseil des ministres ndax loi d'orientation sociale bi fi nekk ñu jagleel leen ko wax dëgg yàlla baax na fi mu sooxee kañ mooy tëralin wi ak doxalin wi loi bu ñu voté ca ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2010 am juróom-ñaari charte ñu tënku ci juróom fukki ponk benn décret d'application rek muy bu carte d'égalité des chances la ñu signé gum ci atum 2012 mu des décret ak arrêté yu bëri naam carte égalité des chances baax na bari nay avantage waaye na fekk àq ak yelleef yi mu lay jox nga mën cee jot RBC ñu naan ko réadaptation à base communautaire di programme bu nekk ca direction générale action sociale bu ministère de la santé programme boobu dañ ko war a gën a dooleel gën ko dëgëral dooleel ci projets sociaux yi yëngu ci wàllu koom-koom waaye it ci jàngale waay laago yi loolu yëpp buñ ko bàyyiwee ci loxo liggéeykat yi ka jàng muy travailleurs sociaux yi loi d'orientation sociale dina taxaw biñ doon yaakaar.
ñu àddu rek ci leneen muy nag la ñu namoon amal sottiwul ay moniteur di sëriñu daara rek bàyyi ko daanaka ci gox yu bari ci Sénégal ne nag dañuy ñëw ba fii ci Ndakaaru ñaxtu fii ñu daal di daje woon nag ca kanamu màkkaanu njëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi waaye dafa mel ni nag daamar ga leen indi woon daal mujj ñu ko wàcc ndax police leen jël rek yàpp leen ci woto yóbbu leen ca commissariat bu Dakar Plateau mu doon loo xamante ne nag ñoom metti na leen lool ñoom sëriñu daara yooyee ndax nee ñu daal moniteurs yi toog nañu lu toll ci juróom-ñetti weer yoo xamante ne nii kenn fayu leen ko moo waraloon nag seenub ñaxtu dinañ ci dellusiwaat ñu dem ba diwaanu Kaffrine ñeneen ñu ñaxtu muy nag ñi fare ci waa kër docteur Fofé couverture maladie universelle nag lañ joxañ baaraam nee nañ nag programme boobee daal loraange képp la leen indil ndax sax la mu yor ci koppar li mu yoral maanaam kër docteur yi ci koppar boo koy xool kenn mënu koo xayma ñu ne nag bañuñu sax ba programme boobee ñu won ko gannaaw amaloon nañ foofu nag ab ndaje mu yaatu Ibrahima Diamé. mu mel ni kon bor bi nga xamante ni moom lañ yoreel ñii di mutuelle de santé yeeg bërëbu fajukaay yi ba tey fayaguñ ci lenn ndax mbootaay bi ëmb comité de santé yi féete ci diwaanu Kaffrine ba tey ñoo ngi laaj seeni xaalis ci ndaje bi ñu doon amal kon fii ci diwaanu Kaffrine ci lañ ko yëkkatiwaat kiñ ci interpellé nag moo di njiitu réew mi Aïssatou Diop moom lañ dénk seen kàddu. li nga xamante ne ni mooy CMU bi. toroxal na li nga xamante ne mooy comité de santé yi amatuñu jàmm ci si li nga xamante ne mooy poste de santé yi amatuñu jàmm ci li nga xamante ne mooy kër yi ndax ku jóg rek ne yéen a ngi fi waaye liggéeyu leen te fekk dañoo liggéey ba tas suñu kees yëpp vidé nañ ko faje ko askan wi te taxul sax liñ bëggoon ñu am ko. ñu ne nag mbetteel ak déception bu rëy lañ jëlee ci politique sanitaire bi nga xamante ne nguur gi moo ko lal luñ fas yéene def nag moo di dakkal ko benn yoon ndax nee nañu gisuñ ci benn njëriñ. CMU bi dañ koy dakkal ndax sonn nañ CMU bi nag bu fekkee ne dañ koo def ngir toroxal askan bi ñun dañ koy dakkal ndax loola mënatuñ cee wéy sonn nañ fay leen li nga xamante ne mooy li ngeen amel suñu ay ñi nga xamante ne mooy suñu ay ASC ndax comité de santé bu fekkente ne damay jël misaal comité de santé buy recruter lu toll fukki liggéeykat ak ñaar rek la ci gouvernement bi fay fukki yëpp comité de santé yee koy fay waaye li lay war a sooli seetal yàlla. et pourtant nag weer benn génn ki nga xam ne moom mooy secrétaire général couverture maladie universelle ñëw na fii ci Kaolack di xamle ne jafe-jafe yi ñu doon jànkonteel ci wàllu koppar loolu féete na boor ba tax na lu mat milliards yëkkati woon nañ ko jagleel ko lii di mutuelle de santé yi pour ñu mun a fay seen det boobule waaye mu mel ni comité de santé yi féete ci diwaanu Kaffrine ba tey gisuñ ci lenn. ma ngoog ñu àddu ci leneen muy ONG Jamra bi nga xamante ne nag kon seeti woon na rek xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké di sàkku rek ñu daal di kon gën a jox gëdd waaye xoolit nekkinu ñi nga xamante ne nii ay anciens combattants la ñu rawati nag ñu doon xeex nag ca guerrub Golfe ba Mang Mactar Guèye nag la mu bëgg daal mooy ñooñu nga xamante ni ñoo teewoon ca guerru Golfe ba koppar yi nga xamante ne nii nguur gi waroon na leen koo jox ñu dimbali leen nag jox leen seeni koppar ndax ay kilifa ñoo am loo xamante ne nag tënkoon nañu ko ba mu leer waaye nag ba nëgë ni kenn jëfewu ko muy ay ndàmpaay yoo xamante ne war nañu ko am Mame Mactar Guèye ñu teewlu ko ak ci micro Mohamed Sow Diop. yàlla dafa dogal nag Jamra moo ma mandaté ngir ma mën a eggee sëriñ bi ñaxtu boo xam ne le collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe ñoo koy ñaxtu mu di ñoom ba ñu jógee ci guerru Irak bi ba léegi ñu ngi topp seen i ndàmpaay di daw ndax xam ngeen ne avion ba ñu duggoon ginnaaw bi nga xamee ne guerre bi jeex na doon def seen umra avion ba dafa daanu ci base aérienne Ras Mechab mu daal di am 93 doomu réew mi yu si ñàkk seen bakkan mu daal di am nag 402 survivants yoo xam ne ba ñu ñibbisee dañu taxawal benn collectif bokk ko ak jirim ak jatuuru 93 soldats yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan fu ne dugg nañ fa nag pour ñu mën leen a jox seen i ndàmpaay waaye ba fi may waxee yow jotuñu dara te Arabie Saoudite joxe na la commission d'indemnisation des Nations Unies jaay na pétrole Saddam Hussein bi ba collecté ci 500 milliards séddale ko fanweer ak ñeent ci réew yi nga xam ne yabaloon nañu ay contingent sénégalais ba mu des le contingent ay contingent armé ba mu des le contingent sénégalais li tax mu xaw a tey xel nag moo waraloon ma ñëw fii di sàkku ci sëriñ bi jàppale mooy le général Louis Tavares da Souza moo wax ci làmmiñu boppam le 22 août 2017 que organisation des Nations Unies yónnee nañu xaalis bi waaye état du Sénégal moo ko téye te joxu ko soldat yi.
ñu yegg ba daara ju kawe ji nekk ci diwaanu Ziguinchor di Assane Seck ak étudiants yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fekk baax ca Diourbel ñoom nag ña ngay ñaxtu ci anam yu metti yoo xamante ni noonee la ñu nekkee ci seenub njàng ñu ngi doon nag janook taskatu xabaar yi di sàkku rek ci mairie yi daal ñu dimbali leen bu baax a baax ndax la ñu gis rek mooy am na ay koppar yoo xamante ne nag waroon nañ leen koo jox koppar yooyu lu toll kon ci ñeenti at a ngi nii di ay subvention yoo xamante ne waroon nañ koo jox yooyu étudiant ñu teewlu ci Pape Diouf ci micro bu Bakar Diassi. ñu ngi fi ak ay étudiant ci giirub ñeenti at yéguñu benn ndimbal bu jógee ci suñuy autorité te ñu ngi koy ñaawlu loolu parce que suñuy nawle lañ fi nekkal social ci université mënut a weesu leneen lu dul ay logement boo xoolee université bi ni mu mel ni tey université mënut a abriter ñëpp étudiants yi jógee Bawol dañoo bëri Diourbel rek 40 étudiants nga jël Bambey 35 nga dem Touba waxi nopp ay 30 léegi nag boobu nombre ak bi fi nekkoon da ngay gis ni day gën a yokk ñu ngi leen di ñaan ndimbal ngir ñu geesu suñu situation yi ñu fi nekkee ndax ñaaw na loolu ab Bawol ñëw di tàllal loxoom di ñaan ñaaw na loolu ab Bawol muy ñëw di nekk ci condition yi nga xamante ne da koy teree jàng te ñun ñii bi ñuy jógee suñuy kër di fi ñëw dañoo waxoon suñuy waajur ñu ngi dem wuti ji xam-xam ñëwuñu nag ngir xaañ ay xeer ngir sonal kenn wala ngir ŋaañi kenn li nga xamante ne moo di yoon nañ koy dee di def lépp li nga xamante ne mooy caisse sociale te nekk suñuy biir mairie te nga xam ne ñun étudiants yi am nañ ci wàll nañu ci jot nañu fexe nu ñu ciy jotee ci anam yi mu gën a leeree ndax soxla nañ ko appel bi ñu leen lancé mooy fu mu ne ni ñoom xam nañ ñan lañu war a jokkool ngir ñun ñu jot suñu subvention waaw boo xoolee fii commencé naa taw te ñu bëri fu mu ne nii dañuy jóge fu sori di ñëw di jàng ci université ŋaañu ñu kenn nag mais nag bu ñu sañoon nag ñu geesuñu suñu situation ndax li ñu fi nekkee wax dëgg fa yàlla doy na waar trop niñ koy xoon ci ponk xibaar yi marché bu Gueule Tapée nag borom cantine ya nangootuñu fay mairie bu Gueule Tapée Fass Colobane ndax nee ñu juróom-ñaari weer a ngi nii amuñu courant ñoom jaaykat yooyu kon nag xalaatuñoo fay rek seen i cantine mairie ba nag nee na moom moo dagg courant ba te moo xam nag li tax mu def ko ndax ñoom foofee ca marché ba dañuy faral nag di sàcc courant Mame Biram Diouf lañ ci àndal ak Jafara Ba. ñu yëkkati nag seen kaddu yi di wane rek seen ñàkk ànd ne duñu fay benn yoon lu jëm ci juróom-ñaari weer yi nga xam ni ñu ngi leen koy laaj ci seen cantine yi 4000 francs weer bu nekk lépp nag kon ku ci nekk war kaa joxe ci 28000 francs. li waa maire li ñu bëgg a teg moom la atu ñun ay borom kër yu ndaw lalu dañoo daw ba bëgg a dee du ñu am ci marché bi lay yem léegi waa maire bi ñoo waroon a fay waa Senelec courant bi ñun ci marché bi lañ nekk dañu fay suñu droit ba ñu ñoo fay ay droit it waa maire bu leen fay waa Senelec seen courant bi lu tax fay nu ko toog ba waa Senelec ñëw coupé courant bi ñu toog di ay 7 mois fay nu courant bi léegi marché bi leen dem këriñ yaa ngi dégg ñun tam ñu ubbi si leen ginnaaw marché bi amul courant nangootu leen noo baleen ñun tuuti fay juuti. boo coupé nit ñi ñu am ay arrière yooyu ci yoon waruñu ko fay bokkatul dañu war a commencé nekk en jour yaa ngi dégg mais yow soo bëggee ñëw maire bi ñoo la gën a xam loolu yenuwul maanaa dañ waxtaan rek ñun ñëpp ay jullit lañu te weeru koor lañ ne li gën a metti mooy ngay fay sa xaalis di mer yàlla ñu si yàlla musal. président comité de gestion marché bu Gueule Tapée di leen woo ci dal waaye it ñu fay la nga xam ni kat moom la ñu ameel mairie bi. maire jël engagement pour indi courant bi kon kay li gënoon a baax ñoom ñu ñëw seen président ñu ko président courant bi ñëw na waaye taxe yi ñu tegale ñu war ko fay ñoo ko war a fay d'accord mais métti na nañ xool ni ñu ko mën a fayalee loolu sa amoon du am wax facture baa ngi nii 6,246,190 francs mais jël na engagement bi dana ko fay Senelec indi courant bi ba courant bi tàkkaat. mairie bu Fass Colobane Gueule Tapée di woo jaaykat yi ñu ànd ak dal waaye di xamle ni dàqul benn yoon tëj cantine yi bu fekkee ni kat boroom dafa bañ a fay. mais loolu ñun ñoo ko arrêté woon parce que y avait trop de vol dañ doon sàcc courant bi dinañu fay suñu fayul ñu tëj ko. ñii nga xam ne nag ay borom cantine lañ fii ci marché Gueule Tapée ne nag duñu dellu gannaaw noppi nañu taxaw ne duñu fay da nga xam ne kat moom la mairie bi di leen di laaj. jaajëfal ko baax Mame Biram Diouf. Modou Diagne Fada njiital LDR Yeesal ndax day jàppale Macky Sall waaw am déet kumpa la ci ñu bëgg a xam ndax nanguwu caa sori li leer nag mooy gisee na ak njiitu réew mi Macky Sall ba mu ca noppee nag lenn képp la wax mooy seeni gis-gis daal wuutewul ñu teew lay kàddoom ci micro Hadiata la dem nañu waxtaan nañu ak président Macky Sall nga xam ni tamit candidat la pour seet gis-gis yi ci wàllu idéologie ci wàllu programme ndax ñoo ko bokkule
mais lañ fa gis mooy différence yi bariwul am nañu convergence de point de vue. ki nga xam ne moom la Modou Diagne Fada ak partem di jàppale yaakaar naa ne yàggatul pour nit ñi xam ko parce que ñun suñu jëlee décision duñu ko nëbb te dañ koy assumer. ku ñuy àndali tamit du nekk àndu bootu àndu béjjënu nag. mën nañoo làng ak président Macky Sall suba mën nañoo làng ak beneen candidat d'obédience libérale suba mais li ci am solo rek mooy bu kenn yàkkamti. ñu neexoon ba mu ñoo xëy rek ñu jël suñuy bagage ne ko fekk si nañ la parce que nag moom moo yore nguur gi mais ñun nguur yëngaluñu te it lépp lu mën di dem yi tamit ma ko léegi mu teel ñun LDRS fekk 2019 duñu bokk si benn gouvernement. ñu àddu nag ci leneen ku ci mel ni Samia Nkrumah nag fi mu ne nii lenn képp la bëgg mooy nag la bàyyam ba bëggoon Kwame Nkrumah te muy nag fexe rek ba réewi Afrique yi doon benn ci lay dox am na ab kuréel goo xamante ne nag samp nañu ko kuréel googu nag la ko tax a jóg rek moom mooy dox ci wàllu woowee ñu ne nag politique yi ñuy faral di nemmeeku jamono ji doon na loo xamante ne daanaka dafay gàllankoor bëgg-bëgg boobee ndax bu ñu xoolee kii di Kwame Nkrumah Cheikh Anta Diop liggéey nañ lu am solo ci panafricanisme am na nag am ndaje moo xamante ne ñu ne ñu ngi koy waajal ci weeru décembre lay doon fële ca Ghana kookee nag di soxna si mi ngi doon jàkkaarloog taskatu xibaar yeeg kuréel googu Ibrahima Kane. fexe ba réewu Afrique yi booloo doon benn say lu ni mel comité d'initiative internationale panafricain jàpp ne lu mën a nekk la mu di ab xalaat boo xamante ne fësaloon nañ ko boobaak tey toll si juróom benn fukki at foofu ca Ghana. Kwame Nkrumah ak i ñoñam xamle woon ko wante ba léegi mënuñu caa àgg li ko waral di ay gàllankoor rawatina ci wàllu politique. ku ci nekk nag bu bëggee nag jël benn portion ci territoire africain ne fii man maa fiy chef te bëgguma am perte chefferie boobu suñu doole dafay wàññeeku donc li nga wax loolu am na ñun africain yi am na benn wéykat bu ko waxoon defe naa Youssou Ndour la africain yi dañoo bëgg nguuroo il faut que ñu wàññi loolu xam ne nguur gi amalul askan wi jëriñ tant que nekkul nguur goo xamante ni dafay lëkkaloo ñëpp am benn koom-koom am benn monnaie am benn défense am benn njàng éducation am benn système agricole am benn santé. lu ëpp benn siècle nag gannaaw ndaje bi ñu amaloon ca Ghana ba yëkkati woon fa nag mbébét gi comité d'initiative internationale panafricain nag di waajal ab ndaje bu mag fële ca Ghana ci weeru décembre gi ñu dëgmal lim ci jublu nag waxtaanee ana fan la ñuy jaar ba yegg foofee. If today we gather together. bi yoon dinañu booloo ñun ñëpp société civile kuréel yi ëmb jigéen ñi mouvement yi boole jeunes yi ngir jàppale suñu gouvernement yëpp ñu booloo dina doon kon occasion ngir ñu gëstu tegaat ci table bi la taxoon unité africaine jóg mu doon ab mbooloo ci mbirum politique waaye wuteeg ab accord goo xam ne ni dañu koy xaatim jëm ci mbirum koom. Ratifying economic agreements. naka baayam di Kwame Nkrumah nag Samia Nkrumah jàpp ne projet état africain uni lu mën a nekk la wante balaa ñu caa yegg nag nee na faaw askanu Afrique yëpp def ko seen moomeel. ci noonu la ñuy tàbbi nag ci xibaaru tàggat yaram yi doole ko rek ak tënk ak sunu gaynde yi nga xamante ne nag tey ci ngoon daal war nañoo bàyyi ko foofee ñu ne nag ngir dem ca Russie mu mel ni nag kon ca Moscou daal la ñu ko fas yéene rek jaare war a nag yegg ba fa ñu naan camp de base bu Kaluga sunu gaynde yi nag kon fas yéene teew ci réew moom nga xamante ni moom mooy dalal coupe du monde bi taxawaay sunu gaynde yi nag ci coupe du monde bi ak waajal gi la ñu ci seetlu nag ñu ne am na solo lool jongante yi nga xamante ne nag jot nañu ko def daal xel dal na ci rawatina ak jongante bi nga xamante ne doxoon na seen diggante ak Croatie bu ñu sukkandikoo ci Badara Sarr moom nag entraîneur la mu xamle rek mooy coupe du monde bi daal sunu gaynde yi bu ñu góorgóorloo lool mën nañ fa am taxawaay bu bees dañu ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra ma Mbiram Diouf. équipe nationale football bu Sénégal noppi ci wàccaay yi mu doon amal ci mondial 2018 bi ak ndam la mu am ci kaw Corée du Sud. doon loo xam ni nag am na gannaaw nul ak défaite waaye lii rek di tax kon gaynde yi gën a am yaakaar ci jongante yu ñu jëm. cohésion bi peut-être am na léegi ba pare aussi entraîneur bi comme ni ñu waxee nii
si match amicaux yi dalay tax ngay seet ay système de jeu peut-être léegi gis na système bi nga xamante ni ak 11 bi nga xamante ni moo ko war a doy pour jëm si match bi di si premier match bi. la ñu wane ci ñett match yi nag doon loo xam ne ni am na solo ndax dugal nañu ñett bal ñu dugal leen ñaar lii doon lu dalal seen xel waaye dalal xelu askan wi. waaw yaakaar mun na am parce que tey jii problème bu njëkkoon a am moo doon contre Luxembourg foofu la nit ñi gisee ni que match boobu doxul woon mais booboog léegi équipe bi defarwaat na fi bu baax joueurs yëpp ñëw nañu donc mun nañu wax ni que. confiance bi nga xamante ni moo waxoon dem ci premier match bi commencé waat na di ñëw donc léegi parce que loolu dafa am solo dugg ci compétition ak xel mu dal ak confiance. dispositif 4-3-2-1 bi nga xam ne nag Aliou Cissé moom lay utiliser doon loo xam ne daal muy sukkandikoo ci Badara Sarr mooy li gën ci équipe bi waaye di wax ni Sadio Mané fa muy mënee nañ ko fay bàyyi. Liverpool boobu mu nekk wala avant sax mooy Southampton muy feneen presque loolu la doon jouer quoi. dafa jouer système dafa jouer ci côté boobu lu bëri ba nga xamante ni léegi tey saa yoo ko bëggee changer le poste pour indi ko en tant que animateur des fois day poser problème quoi donc il faut que ñu gën a liggéeyaat ci position Sadio Mané mun ko teg ci côté bi loolu nag mooy wan day firndeel ni aussi ba léegi dañuy xaw a manqué benn animateur. wàccaay yu ñu amal ca France Croatie ak Autriche gaynde yi nag war a kon dem seen camp de base ci Russie ca talaata gi lépp nag ngir gën a defaruwaat laataa ñoo amal seen jongante bu njëkk ak Pologne. jaajëfal ko Mame Birame Diouf tey nag groupe F bi lañu indi groupe F bi nag bokk na ci Allemagne di ay réew yoo xamante ne nii du ñu ne ci ñoom guléet ndax tàmm nañu coupe du monde Allemagne Mexique Suède ba ci Corée du Sud Papa Abdoulaye Der. groupe F bi ñu miin coupe du monde ñoo ci daje Allemagne mi yor raaya gi jëloon coupe du monde bii passé ñi ngi seen fukk ak juróom-ñeenteeli yoon ñuy bokk ci mondial bëgg nañ dàbbali jëlaat ko muy doon juróomeeli yoon ñuy jël coupe du monde bu boobaa lu mën a nekk la bu ñu xamee seen pas-pas teg si équipe bi changé wul entraîneur bi Joachim Löw mi ngi ànd ak Manuel Neuer Toni Kroos ak ñoom Thomas Müller ngir gagné. beneen équipe bu miin coupe du monde muy Mexique fukk ak juróom-benneeli yoon a ngi noonu équipe bii di bokkaat ci coupe du monde bëgg nañu àgg ca quart de finale lu mu néew ndax géej nañ fa ca atum 1986 jamono jooju ñoom ñoo organisé woon coupe du monde ba seen attaque mooy seen doole ak Irving Lozano ànd ak borom expérience bu xarañ Javier Hernandez ci Charito Suède dellu si ci coupe du monde moom gannaaw ñaar yu mujj yi qualifié wuñu woon équipe bu bees la ñu indi gannaaw Zlatan Ibrahimovic retraité na ñuy yaakaar ci ay ndaw yu xarañ Nicky Forsberg Suède mi ngi ci fukk ak ñaareel yoon ñuy bokk ci coupe du monde Corée du Sud mi mottali groupe boobu mi ngi ci fukkeeli yoon mu nar a jongante coupe du monde dinañu jéem lu mu néew am benn ndam ndax bu mujj bii gagné wuñu woon dara 2002 demoon nañ ba demi-finale waaye groupe bi yombul seen yaakaar suun lay wuyoo di attaquant bu yëngu ca Tottenham Angleterre. ñu koy jaajëfal Papa Abdoulaye Der xët yu njëkk yu yéenikaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf l'observateur xëy na sol mayo takki godaasam yéegal ay baam ba roof ci protège ci biyam xëy di football ak entraîneur bu équipe nationale bu football bu Sénégal ci gàttal Aliou Cissé moo amee xët mu njëkk l'observateur la mu fa wax yëpp yéenekaay bi mi ngi ko jëlee ci waxtaan yu mu séq ak Medi 1 TV di télévision bu fekk baax ca Maroc fa la waxee moom Aliou Cissé ne bu ne li ñu koy critiquer métti yu ko wax na lu amul ndax nit kese la rawatina ay critiques yoo xam ne ñi ko koy def teguñu ko fenn waaye nag moom Aliou Cissé loolee mënu koo jaxase leeral na fa bilan bi jëm ci préparation gaynde yi la Sénégal nañu moom Aliou Cissé entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal moo ngi soog a gis yoon wi démb ci match amical di jongante xarito bu Sénégal doon amal ak Corée du Sud Sénégal moo ko gagné ñaari bal ci dara Moussa Konaté moo fa dugal benn penalty Pape Alioune Ndiaye di passe benn joueur bu Corée du Sud di ko défense ba far dugal bal bi ci ay camp mu doon 2-0 Vox Populi nañu ndam loolee Sénégal am démb ci kaw Corée du Sud mooy ndam li njëkk yi Aliou Cissé ak i gayndeem am ci atum 2018 gi ndax yeneen match yi ñu fi jot a football yëpp ci ay défaite ak i match nil ci la mujj stade yéen a kaay nañu équipe baa ngi soog a wane lu gën a dal am xel nag record yéen a kaay mel na ku naan ko fi ñu nekk nii moom wësin rek baa dem tool wuré wa dem na këng waxi mag dem dañ taali léegi moom Russie rek journal bi nañu équipe bi àllarba ji ca la yegg ca Kaloga ga ci Russie fa ñu war a dal ca ëllëg sa di alxames ñu amal fa seen entraînement bu njëkk stade yéen a kaay jëlaat kàddu gi xamal ñu ne muy gaynde di officiel yi tey ji ci la ñu yegg ci Russie nee nañu sax ñoom ñëpp bu ñuy wàcc ci Russie yëre olof la ñu fay wàccee nañu wàcc football bi te war ci politique bi
gi. Soleil national xamal nañu ne projet modification code électoral bi tey ji lañu ko yóbbu assemblée nationale waaye ñi ko seq mu di pouvoir bi di opposition bi di société civile gi am na ak déggoo gu am solo gu ñu déggoo ci juróom-ñaari poñ. la Sénégal nañu loi parrainage bi dafay delluwaat assemblée nationale yokku nañu ci ne képp ku parrainé ñaari nit ba lu ko ëpp bu ñu la jàppee kaso nga jëm. Le Quotidien nañu xollar ñi gi ñuy def ci code électoral bi Macky Sall yàggalu ko fenn urgence la ko yóbbu ci assemblée nationale suba ci àllarba ji la fay dem. caution bi candidat bi war a joxe mi ngi toll léegi ci fanweeri million candidat bu ci joxewul caution fanweeri million doo mën a bokk ci présidentielle 2019 yi présidentielle 2019 yooyu ak Ismaïla Madior Fall ministre de la justice ak ni mu ci génne Karim Wade ci kawe kàddu journal La Tribune nee nañu opposition bi ñaawlu nañu ko ba fa ñaawlu yam mu di waa Front Patriotique Défense République nee nañu ministre de la justice di garde des sceaux wax ji mu wax ci mbiri Karim Wade du waxi kilifa irresponsable fant siroog tibbantey tànk gi gaay yi ci nguur gi nekkee mu di mouvance présidentielle yi ndax teraangay bopp sa bopp di guerre de positionnement enquête dina kay nee nañu mooy jur jàng ji sonal APR ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique dem sax ba di ñu xamal ci journal enquête ne coow yu sew sewaan yooyu bu ñu ko lijjantiwul bu ñu demee ba yegg ci wotey présidentielle yi 2019 yi mooy li nar a gën a jural ay jafe-jafe nguur gi fi nekk te li ci gën a yéeme moo di foo déggee jëfi manquant ci camp présidentiel bi dégg ca ñu cay tuumal kilifa gu mag ci ñoom démission bu ministre Mame Mbaye Niang enquête dina kay nañu aslëf la rek ci ñaaxo yu gouvernement bu Boun Abdallah Dionne di dund ci jamono juñ naan juróom-ñetti weer moo des suñu digganteeg wotey présidentielle yi 2019 yi Walfadjri nañu góom baa ngi wunne ci biir APR yéenekaay bi dem ci sax ba di ñu leeralal li tax président Macky Sall ragal nit ku bokk ci moom ba noppi di démissionné bu weesoo Mame Mbaye Niang mi bàyyi bërki démb ñu di ko tëyee Walfadjri nee nañu Youssou Touré ab takk la ci kenn amagul takk bu wér ci kañ la ñuy wari waaye la cloche nee nañu korite graine gi korite la gu nar a doy war ci réew mi ndax réew mu mitite woow nit ñi sonaluñu seen bopp ci waajal korite gi jaaykat yi it gisuñu ko jënd ñoo ngi toog rek di dunde yaakaar. ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen it gërëm nañu leen sant leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.